waaw jërëjëf dañuy am conférence defe naa ci wolof lël lañ koy tudde léegi moom maa ngi jéem a jàng si wolof lël bu mag boo xam ne ñi nga xam ne ñun dañuy liggéey ci mbirum l'impôt surtout Sénégal suñu section fiscale bu ordre national des experts moo koy woote bi nag du ñun rek dañu woo expert yi nga xam ne liggéey ci l'impôt te nekk yépp ci CEDEAO ñu ñëw dañu woo aussi yeneen réew yi nga xam ni ñun dañu bokk ci plateforme ak di gëstu ci looloo tax am na pays européens yu ñëw ak yeneen réew li tax ñu def ko nag dañu xalaat ni suñu réew yi xëy na développement bi des na lu ko desal xaalis parce que pour nga développer mën a tabax ay usine mën a tabax ay yoon mën a jàppale éducation bi ak santé bi foog nga am xaalis l'impôt loolu lay jariñ dafa war a tax li état bi di jële ci ñun ñi nga xam ne loo am lu mu tuuti da nga cee war a am loo xam ne danga koy sàkk jox ko état bi boo ko sàkkee jox ko état bi daf ko war a distribuer waat def ci loo xam ne ñun ñépp a koy jëriñoo mu di yenn service public yi mu di éducation mu di santé mu di infrastructure yi bu ñu bëggee am ay autoroute am leneen ak leneen état bi mënu ko jële feneen lu dul ci li nga xam ne am na ko budget loolu lay jariñ état pour ñu yegsi ci budget bi nag fokk ñun ñépp ñu xam ne dañoo war a fay lu mu tuuti impôt bi dañu naan boo amee dërëm nga joxe 50 ku am téeméer joxe ñetti dërëm impôt noonu la dañ koy personnaliser duñu xëy rek teg ñépp même chose mais képp kuy yewoo ci Sénégal di yëngatu ci dara lu mu tuuti am na loo xam ne war nga ko delloo sa état boo ko delloo sa état nag tamit dafa am obligation wu seetaat nu mu koy distribuer ci ñun loolu la ñuy wax mooy temu ren bi ñu xalaat nan la ñuy def pour dimbali seetu ak état yi nu ñuy def pour am xaalis parce que dañu seetlu ni Sénégal bu ñu jëlee exemple bi ñiy fay l'impôt dafa néew ci biir ñiy fay l'impôt ñi ci fay impôt bu am lu tax ñu mën a wax ëpp ñu téeméer loolu nag dafa doy waar ñu gis ni ñeneen nit suba gune ñi ngi xëy di yëngu ci kenn gisul lu ñu indi looloo tax ñan ñu ni war nañu toogaat Afrique te du Sénégal rek Afrique de l'Ouest bi yépp boobu problème lañu am nan la ñuy def loolu moo indi li ñu nar a waxtaane ci fan yi di ñëw mu am aussi benn session boo xam ne dañuy tàggat nit ñi tàggat contribuable ci li ñi nga xam ni maanaam multinationales yooyu ñëw ci suñu réew nekk fi ak ñoom ni ñuy jëfalanteeg seeni yeneen société yi ci demanteeg diggante beeg li nga xam ni ay prestation la ñu xool ko won leen nan lañ ko mën a imposer sama collègue bi wax na ko sax sinon Sénégal fi nga xam ni fa la yëf bi soqee ko day dem ba du ci am dara xaalis bi yépp mujj dem ci yeneen réew ñu bénéficier wala ñu seet réew boo xam ni moom impôt dafa tuuti parce que am na réew yoo xam ne noonu la ñuy def pour attirer ay investisseurs dañuy fab seen impôt tuutal ko pour que nit ñi ñëw foofu ñun nag aussi war nañu am jël ay matukaay yoo xam ni dinañu xool nan la demanteeg diggante boobu jaay beeg jëndante ci diggante société bu nekk Sénégal am li naan société mère bu nekk ci beneen réew nan la loolu di amee pour que ñun tamit Sénégal wala réew yi ñu nekk ñun bañ a perte ci loolu. alors que li ma doon wax dañoo jàpp ne dañoo nekk 15 millions de Sénégalais ñi bëgg a voter ñi nga xam ne dañuy wax ne dañoo war a voter nekk 6 millions mais ñi nga xam ne en fait dañuy fay l'impôt réellement di ko déclarer. def naa ci téeméeru 100 000 la ñu nekk moins de 100 000 loolu su fekkee en fait dañoo nar a jàpp loolu bëgg ci liggéey ñi nga xam ne dañ fi nekk ci pouvoir public yi duñ mën a liggéey li ñuy mën a liggéey mooy dem di leb te nit dëkk nag mënul dëkk ci leb parce que sooy dëkk ci leb génération yii di ñëw ñoom en fait moo ngay compromettre loolu tax ñu ne ñun li ñuy def dañuy commencer di réfléchir di xalaat
ci ay yoon yoo xam ne dañ koy génne pour tàggat population yi wax leen ne nañu réfléchir su fekkee da nga directeur général des impôts et domaines dafa am benn dina ci dikkaat dafa am benn slogan bu muy jël natt teggi pour nga teggi en fait aujourd'hui ay tali yu baax santé bu baax il faut nga natt ni ngay nattee mooy nga fay sa impôt loo nattul nag mënoo ko teggi mu jógee foofu mu ne léegi nañ yaatal natt bi ni ñu koy yaatalee mooy képp ko xam ne sénégalais nga mais nga participer lu mu tuuti tuuti ci impôt yi lu mu tuuti tuuti rek dina baax parce que suñ ko yaatalee li ñuy en fait récolter yi en fait impôt dina bëri boo xam ne dina tax ñu wàññi leb bi ñuy leb su boobaa dañuy compter suñuy propre force pour mën a avancer loolu laa si mënoon wax. wax nañu aussi si 6e conférence la ren toll Sénégal di accueillir pour la première fois benn conférence internationale lan moo waral choix au Sénégal. alors choix yu Sénégal li ko indi mooy bi ñu demee en fait en 2018 au mois d'avril à Abuja bi ñu yegsee man ak Souleymane parce que ñu ñoo doon représenté woon section fiscale en fait ordre des experts présidente bi ñu doon soog a élire dafa ñëw daan ne mais yéen da ngeen am position bu baax ci Afrique de l'Ouest mais duñ leen gis Mohamed Dieye moo daan ñëw te Mohamed depuis un certain temps dikkatul donc il faudrait ngeen wàññi vraiment mën ngeen a mobiliser les francophones parce que y a bu francophones yi ñoom ñoo ëpp anglophones yi il faut maintenant ngeen ñëw pour jël affaire yi li ngeen nga xam ne da ngeen ko war a jël président bi sax da ngeen ko war a jël mais pour commencer est-ce que mën ngeen organiser en fait la conférence mën leen si mën nañu ko organiser bi ma koy wax nag en fait teguma ko fenn kenn mënatee woon pour ma jël conférence mais bi ma dikkee bi ma waxtaanee ak en fait suñu confrères yi dañuy wax écoute mën nañu ci dem ñu defaat beneen en fait au Ghana bi ñu defee en fait beneen réunion au Ghana ci lañ wax ci ban thème la ñuy jël mën leen écoute thème bi ñuy jël nag mooy mobilisation des ressources parce que difficulté boobu la ñu am parce que chaque pays organisé na en fait génne ay problème am teg ko ñu génneel ko ay solution mais Sénégal ñun nag dañuy génne en fait système là pour ñu xam yan solution la ñuy jël mais solution yi nga xam ne dañ fay dem état bi daf ko xaw a anticiper parce que ni mu ko anticiper mooy am nañ benn stratégie yi budget 2020 bi stratégie de mobilisation des recettes à court terme 2020-2025 boole ko ICPE bi nga xam ne dañ ko signé en fait ak FMI mooy mu nekk ñaari argument yoo xam ne jour bu ñu ko tegee beneen pays actuellement amagu ko li ñu bëgg mooy nag ñu inspirer les autres pays CEDEAO pour ñu jël exemple Sénégal pour def ko vraiment en fait benn pilote pour tester ko en fait dans ces deux pays comme ni ñu defoon en fait initiative fiscale en fait Addis Abeba parce que moom dañ naan écoute nañu bàyyi maintenant ñaan bi ak endettement bi mobiliser suñu ressources pour développer suñu dëkk soo xoolee exemple benn exemple rek ma jël exemple en fait Masalikul Jinaan état bi duggul ci xaalis infrastructure yi la def assainissement bi mais le reste chaque personne en fait mën na am na ñoo xam ne ñu ngi salle bi sax en fait jox nañu xaalis mais loolu suñu ko defoon au niveau de l'état budget état bi dañ koy mobiliser rapidement et je pense que il faudrait que ñu dem ci modèle yooyu pour que chaque personne sente que en fait aujourd'hui mën na joxe même su fekkee dërëm la na ko joxe dañuy mobiliser voilà loolu laa amoon ci li mu dem merci. waaw ma ni comme ni ñu ko waxee ci nasaraan ñun conférence bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene organiser dañu xalaatoon balaa ñu koy def ñu organiser benn formation benn tàggat ci ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu impôt wala di liggéey ci yenn entreprise yi nga xamante ni ay entreprise yu yaatu la yoo xamante ni am nañu ay pàcc yu bari ci réew yu bari bokk ci Sénégal bokk ci wala yeneen dëkk yu jege Sénégal te nga xamante ni dañuy jëflante ak seen pàcc yooyu loo xamante ni koom yiy jóge ci Sénégal di dem ci ñoom te impôt am ci yoon ñi ciy liggéey di ci yëngatu ci wàllu impôt loolu soxal na leen réew mu mel ni Sénégal ku ne xam na ne réew la moo xamante ni li ëpp ci li muy jëfandikoo ci ay ressources am mi ngi koy jëlee ci wàllu impôt ak taxam ndax ressource amagu fi lu dul bokk li nga xamante ni feeñ na fi bu yàggul ñu am yaakaar ni balaa yàgg daal ñu ko jëfandikoo te loolu xam naa ni groupe yu mag yi nga xamante ni ñi ngi ci àdduna bi te bëgg ñëw réew mu mel ni Sénégal ndax liñ fiy dégg bés bu yàlla sàkk ñu dégg benn entreprise bu mag pétrole bi intéressé ko mu ñëw fi am na ci entreprise yooyu ñoo xamante ni seen ressource financière rek ëpp na suñu budget réew pour wax la doole bi ñu am kattan bi ñu am bu ñu ñëwee fii
ñoom am nañ ay moyens ay techniques ay mécanismes yu ñuy def yoo xamante ni lépp lu ñu fi liggéey wala lépp lu ñu fiy gagné ci ak entreprise bu ñu fi mën a seqal mën nañoo fexe ba rawale ko ba nga xamante ne état Sénégal li mu ci waroon a gagné ci wàllu impôt mu néew loolu la ñu tuddee prix de transfert ci wàllu fiscalité moo taxoon daal ñu gis ni loolu comme lu am solo la jaadu woon na ñun ñi nga xam ñoo ci yëngatu liñ ci jot a xam ñu partagé ko ñu bokk ko ñi nga xamante ni xëy na intéressé na leen ba taxoon ñu woote woon formation boobu daañu ko def ci ñaari fan ci méridien président lañ koy def King Fahd incha allah ci le 25 et le 26 ci ñaari fan yooyu ci la ñu bëgg a tàggat am nañu nag suñu ay naataangoo yoo xamante ni borom xam-xam yu xarañ lañu ci wàllu boobu am na ñuy jógee bitim réew pour ñoo defal ñu formation boobu waaye am na yi tamit ñoo xamante ni ci ñun ñii la ñu nekk fii ci Sénégal jot nañu def formation boobu daañu ñëw bokk ci formation bi tàggataale nit ñi loolu daal mooy li nga xamante ni formation bi ñu bëggoon def ci wàllu prix transfert muy njëlbeen nag dañ koy tàmbali rek waaye yemalewuñ ko fii ndax ci wàllu impôt ku ne xam na ni évolution bi dafa gaaw parce que léegi techniques yi ñuy utiliser ak méthodes yi àdduna ni muy doxee dafa gaaw ku ne xam na ni ci jamono bi ñu nekk nii léegi lépp dafa gaaw loolu moo tax bés bu yàlla sàkk am na yu bees yu génn kon fu ñu toll rek war nañ dina mat di jéem a bañ train bi bàyyi ñu fi waaw lii sama confrère yi doon wax nag ci wàllu impôt lu am solo la ndax man bu may waxtaan ak sama mbokku bool yi wala mbokku ajoor yi misaal bi ma leen jox ci impôt rek pour ñu fay seen impôt lu yemb la kër gi ñun ñëpp a ko bokk ndey ak baay ami njaboot bu ñu xëyee kenn ku ne da ngay joxe sa participation ci njël li waaw doomu saaliw bu bëggee dugal loxoom ci ndab li ñu téye loxoom ne ko sa baay joxewul tey dana ko neex loolu rek la impôt du leneen na kenn ku nekk génn ci yow joxe bu ko defee nga am sañ-sañu wax nag